bu ñu sukkandikoo ci lim bu mujj ci askan bi dëkkee Touba tollu na ci juróom-ñaari téeméer ak ñaar fukki junni nit seeni jafe-jafe di yokku bés bu yàlla sàkk bokk na ci nawet nees di def ak ndoxu taw yi waaye tamit lii di salte ginnaaw kër yi ak yu ni mel. quartier ak village yi nekk ci biir Touba ëpp nañ téeméer ak ñaar fukk waaye bu ñu sukkandikoo ci ONAS lu toll ci téeméer bu ne fanweer rek moom moo ci am réseau d'assainissement eau pluviale muy jafe-jafe bu mag boo xam ne askan wi danañu ko daan dund ci jamonoy nawet. nit ñi am habitude di ko séddale ñetti pàcc dafa am benn pàcc boo xamante ne ONAS am na fa réseau. si pàcc boobu bu amee ay inondation wala yu mel noonu ONAS mun na si def dara parce que la plupart temps yore na fa réseau am mu am benn partie boo xamante ne bi ONAS amu fa réseau waaye ginnaaw jege na réseau ONAS sapeur pompier yi tamit di def ay intervention mun nañ fa installer ay pompage daal di pomper si réseau ONAS bi waaye itam am na ñetteelu pàcc boo xamante ne bi ONAS amu fa réseau waaye itam dafa sori na soriwaay boo xamante ne sapeur pompier yi tamit mun na fa installer pompage di pomper muy jëm si réseau ONAS. Donc ñetteelu partie bi nag malheureusement moom moo gën a yaatu ci biir Touba waaye même foofu yi tamit état def na depuis quelques années benn solution ci créer benn direction des inondations boo xam ne activité am mooy restructuration c'est-à-dire fexe ba defaraat bërëb yooyu ba ndox yi dootuñu ci taaye comme ni mu doon taaye wala dootul inondé ni mu doon inondé waaye tamit léeg-léeg ñu jëfandikoo ay camions yoo xamante ni dañuy ñëw ci ay zones yu inondé ñu leen di pomper di leen yóbbu feneen. milliards yu bari nag duggoon ci biir suuf si ci tàmbali ba Sëriñ Saliou Mbacké amaloon réseau d'assainissement boo xam ne mi ngi waroon jumaay Touba waaye nag doyul woon. benn conduite bi nag dafa demoon ba doyatul woon. dafa tax ba li ñu doon war a mën a pomper mu gën a gaaw ndox yi gën a gaaw génn Touba amul woon donc ONAS daal di initier benn projet boo xam ne bi 1,5 milliard pour construire benn ñaareelu conduite pour yokk capacité pompage bi waaye itam pour construire beneen deuxième bassin fële si Darou Rahman ndox mi di dem foofu donc. léegi ñaari bassin ñoo nekk ci Darou Rahman ak ñaari tuyau ñoom ñooy génne ndox mi ci Touba donc capacité de pompage bi daal di jóge ci bu njëkk mu ngi nekkoon junni ak juróom-ñetti téeméeru mètre cube heure bu ne léegi mu nekkaat ñaari junni juróom-ñetti téeméer ak fanweer mètre cube heure bu ne pompe yi mën nañ ko pomper. quartier ñaari étage ay at ci ginnaaw Moussaaxine askan wi seen bopp day ubbu ñenn ci ñoom di fàttaliku. jafe-jafe yi assainissement yi amoon ci gox boobu. ñun daal mel moom daanaka nawet Moussa ñëw 3 mois nawet yi njëkk yi moom daanaka doo liggéey wax set moom nu mu fa àggee moom pare nga ci liggéey moom nawet Moussa taw bi lu mu néew day bari parce que ndox yi dañuy jógee ci yenn côté di ñëw di fi wàcc waaw ndox dafa daan bari lool sax lool. yàqule bu nekk yàqule naa ko fi liggéey naa fi ay meubles yoo xamante ne nii dama ci waroon des dama ko mujj tas defaraat ko ndax ndox mu bari mais franchement parlant depuis booba ak léegi jàmm lañu am bu tawee ba ngoon jot maanaam da ngay daal di commencer waat à zéro maanaam lépp lu ñu doon naqar daal suñu borom saafara na ko. ba mujj sax dañuy wax ne am na lu fa nekk xale yi daw nit ñi di tëj seen néegi ndax ndox mi ni mu fi doon def mais nag fi mu ne alhamdulilah gis nañ fi changement bu baax a baax xanaa kay di ñaan rek
ñu gën koo yaatal gën koo dolli mu egg rek ba corniche. 2012 ba léegi nag état bu Sénégal tàmbali fee dugal ay milliards yu bëri ngir xeex ak inondation ci biir Touba ak li ko wër. terewul ba tey am na lu desandi ci liggéey boobu bu ñu sukkandikoo ci kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ONAS région bu Diourbel. eaux pluviales yi lu ñuy prévoir la rek pour ndoxu taw d'ailleurs ni ñu ko liggéeyee ndoxu taw rek la mën a yóbbu loo si def leneen lu dul ndoxu taw rek da nga fi indi ay jafe-jafe loolu nag gis nañ ay nit di si sotti ay mbalit waaye tamit gis nañu ay nit di si raccordé c'est-à-dire jàpp seen fosse raccordé ko si loo xam ne dañ ko prévoir woon pour na yóbbu ndoxu taw rek day indi ay jafe-jafe vraiment ay jafe-jafe yu rëy lay indi day tax ba suñuy exploitation day yokk suñuy dépense fu ñu prévoir wul woon waaye tamit day indil jafe-jafe dëkkandoo yi nga xamante ni réseau yi dafa jaar si seen wat te warul woon nekk réseau buy yóbbu eaux usées. Touba di dëkku diine boo xam ne ñu bëri dañ fi ñëw di fi sàkku si ñaan waaye tamit di fi def li ñuy wax pèlerinage loolu sax moom moo tax association bii ñu dippee Touba ci kanam ne da cee bëgg a béy waaram ci li mu dippee jaayante. dafa amoon benn programme bu ñuy wax 7 projets phares ci biir 7 projets phares yooyu am na assainissement bi nag boo gisee mu dellusiwaat mooy Touba ku ne xam na ne nawetu ren bi bari na ay conséquences ci wàllu taataay ak mbedd yi nga xamante ne bi nawet bi tombé na ci màggal gi di ñëw te wax nañ ne màggal yii di ñëwaat yëpp tamit dafay tombewaat ci ay nawet loolu moo waral ñu tabbi ci liggéey boobu. bi mooy am na côté yoo xamante ne bi li mu laaj mooy ñu évacuer ndox bi mooy côté bu mel ne fii ñu nekk muy côté Pencum Mbay Wàdd nga xamante ne bi exutoire yi sori na ko mais jëlee nañ fi luy tolloog 1 kilomètre ba 1 kilomètre 500 rombaale tali bi jógee Pencum Mbay Wàdd ñaari taataa yi nag foofu pour yóbbu ko ci côté 2 voies yi jaarale ko noonu soog ko yóbbu ci rond point bi nga xam ne mooy rond point garage Dakar beneen façon bi tamit mooy daf ci am loo xamante ne bii dañuy fekk foo xamante ne bii amul assainissement wala assainissement jegewu ko mais foofu ni ñuy def mooy dañuy évacuer ndox mi jéem fa teg benn piste boo xamante ne bii mooy dimbale askan wi ba nga xamante ne bii dinañ am fuñ jaar malgré que ndox mi foofu noonu buñ paree ci piste boobu la ñuy xool solution wu ndox mi am na ci yoo xam ne déjà sax am nañu solution par rapport ak suñu équipe bu topographe bi ak équipe bu géotechnicien yi ak équipe bu hydraulique bi. jafe-jafe yi assainissement ci Touba yemul dong ci ndoxu taw yi bokk na ci tamit li nga xam ne moo jëm ci ndoxu foos ak raxasit yu kër yi di projet yu mag yoo xam ne nag ONAS tàmbali na ko fii ci Touba mu toll ci fukki milliards ak juróom benn. si jëm si eaux usées xam nga lu jiitu moom lu nekkoon si Touba rek moom mooy ay fosse te ba tey moom moo fa nekk ay fosse yu fees ak ay camions yu koy vider di yóbbu di sotti ji si ay déposantes te même déposantes yi sax yàgguñu noonu yëpp lu jiitu loolu si àll yi rek la ñu doon tuuri léegi nag en 2019 bi ONAS lancé na fi benn projet assainissement eaux usées projet boobu day doon ay réseau ay tuyaux yoo xam ne dañ leen di suul si suuf si yi dajale ndox yi di génn si kër yi tuyaux yi ñuy suul dinañ dem ba toll si fukk ak juróomi junni mètre si seeni guddaay te dinañ si raccordé junni ak juróomi téeméeru kër donc junni ak juróomi téeméeru kër dinañ leen raccordé c'est-à-dire seeni fosse dina dem directement si réseau ONAS ndox yooyu yëpp bu ñu ko dajalee ñu ngi ko jëmale si benn station d'épuration benn station boo xam ne day traité ndox mi segg ko boobu ñu ngi koy def si ginnaaw Mbàkke te station boobu dina mun a attan ba ñetti junni ak juróom ñetti téeméer mètre cube ndox bés bu ne. projet bu am solo boobu nag nga xam ne ONAS mi ngi koy liggéey ci biir Touba askan wi ñu ci bëri ci ñoom umpule ko ñenn ñi sax jàpp ne ay loraange la leen di andil rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkke Mbàkke nga xam ne ndoxi foos yooyu fa la war a jëm si ci benn
centre d'épuration boo xam ne ñi ngi koy def ca ginnaaw dëkk ba. problème mooy projet bii ñu naan station d'épuration bi nekk fii nii ci Mbacké dafa jur problème yu bari parce que c'est à ciel ouvert la dafa ubbeeku ci kaw déjà loolu nag askan bi nga xam ne ñoo dëkk aux alentours impact bi leen loolu war a mën a jural après fekk 20 ans 10 ans 15 ans ci kanam na ONAS jël ay responsable état du Sénégal na jël ay responsabilités concernant ça ñoom bu ñu def projet bi waroon na am impact environnemental dafay am mu waroon am ay audience dafa am audience boo xam ne audience publique la am audience boo audience privée la privé bi c'est eux avec les autorités beneen bi public bi mooy ñoom waa ONAS ak seen i techniciens ak askan bi te loolu respecté wuñ ko te pourtant ñun dox nañ ci ba sonn pour ñu def ko ñu digal ñu fi ba nañu danañ ñu def ci oto bus le maire moom moo ko wax ak les techniciens de ONAS pour yóbbu ñu fi site bi am fi ñu ko defoon ñoom pour expérience ñu dem ñu xool ko ñu visiter ko amul dara amu ci. ONAS ak mairie bu Mbacké teggi tuuma di si andi ay leeral ci projet boobu nga xam ne ci seen gis-gis am na ci yeneen réew yoo xam ne ñi ngi ci biir adduna bi. C'est un grand projet structurant pour Mbacké ak Touba projet bu am njëriñ ndax assainissement dafa cher alhamdulilah ba projet bi nekk un projet intercommunal diggante Mbacké ak Touba te infrastructure bi ëpp doole bi ci ëpp solo Mbacké lañ ko def loolu it buy dugg si biir Mbacké dana xóotaay boo xamante ni avantage bi population yi di am mooy buñ ciy connecté dañuy tiim réseau bi nga xamante ni jàpp nañ ne fépp fu ñu mën a connecté ci Mbacké duñ soxla station de pompage dañuy ñëw rek mën a installé bu ko defee mu mën a jaar ci regard bi mën a dugg ci biir ndox ma cay jóge it après traitement dëkk yi mënees na ko utiliser ci maraîchage ak ci yeneen soxla yoo xamante ni lu mel ne construction ak lu mën ci doon muy ay avantages yu rëy nga xamante ni ñun gis nañ ne Mbacké war a nekk premier fournisseur numéro 1 bu Touba ci légumes ak fruits te ak ndox moomu dañ koy utiliser bay ci lu ñu soxla ci maraîchage te suñu soxla forage te boo ciy bayit doo soxla li nga xamante mooy engrais ndax dafay ànd ak ay ferñeent ndax boo demee Fandène ou bien nga dem fii rek croisement Cambérène day gis ne foofu mooy poumon vert Dakar te ndox mi jóge ci step bi moom lañ koy arrosé kon nag yu ci bëri ay intoxication la wante nañ xam ne daal projet la boo xamante ni ay experts ñoo ko xalaat ñoo ko étudier Banque Ouest Africaine de Développement bi ko financé aussi dafa insister pour étude d'impact environnemental bi nga xamante ni donc dafa bokk ci critères yi nga xamante ni mooy tax ñu mënoon a jot ci projet bi kon nag ñun ñëpp nañ xam ne dëkk yi dafa war a avancer war a évoluer jóge ci dëkk bu ne ci jafe-jafe dem ci dëkk boo xamante ni dafa ubbeeku vers le développement et l'émergence loolu nag dafa laaj ay infrastructures yoo xamante ni nit nag dafa ragal kumpa ak lu mu xamul loolu rek la mais ñu xam ne waaw amul danger te lu profitable la pour les populations. bu si gën a bëri ay xalaat yu nit ñi day la fekk ñu ngi ko teg rek si ay tiitaange yoo xam ne amul fu mu tegu daal wala fu mu tegu dëgërul noonu yëpp c'est-à-dire que ñii dañoo xamul lu bëri lan mooy bu ma ko doon leeral tuuti xam nga eaux usées ndox moo xam ne dem nga ko ba koy tuuri ndox mu set la woon boo xam ne nit rek moo si yokk dara ndox mu set ndox nga jëlee si robinet nga yokk si poutine wala nga yokk si ay waasintoor wala nga yokk si yow yaay yokk si ndox mi dara ba pare nga dem tuuri ko te suñu jigéen sax déjà si seeni cuisine rek tàmm nañu boo jëlee sa ndoxu waasintoor wala ndox bu nga xam ne raxasee nga ko say ndab nga war ko sotti si sa lavabo boo tegee tame rek di nga téye lu bëri loo xamante ni du si demati loolu rek déjà début assainissement la. station d'épuration nag lu mel noonu rek la. dafay segg génnee li nga xam ne tame mun na ko téye mu dellu si taaj ndox mi xam nañu boo taajee ndox li gën a niin si kaw lay féete loolu itam ñu tonni ko boo taajee ndox am na yeneen diis yoo xam ne day diibu loolu itam ñu jëlee ko fa loolu rek la donc lii nit ki defoon si biir ndox mi la ñuy fexe segg ko génnee ko si ndox mi. ba bu ndox mi melaatul ni koy nit mun a naanee itam mu mel noo xamante ni dinañ ko mën a jëfandikoo si mbay mi. waaw te liñ fay def prévoir nañu ba nga xam ne traitement bi dina tax ba ndox mi dinañ ko mën a jëfandikoo si mbay mi.
lum ci mënti doon liggéey baa ngi wéy si wàllu assainissement jëm ci dëkk bu sell bi di Touba bu ñu sukkandikoo nag ci kàddu kilifa yi bala ñoo bàyyi Touba dina mel ni dëkk yu mag yi nekk ci Sénégal wala sax dëkk yu mag yi nekk bitim réew.